mbokk yi jaa ngeen jëf ci taamu bi Walf TV dal leen jàmm seen magazine de la mi-journée ñu am mbégte dalal tey professeur Mbaye Guèye nekk ci membre cellule des cadres bu République des valeurs bi Thierno Alassane Sall jiite sëñ bi Guèye ñu ngi lay nuyu di dalal si Walf TV. Seydi Assane ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay remercier bu baax ci invitation bi. ñu ngi nuyu tamit téléspectateur bu Walfadjri bu baax a baax. waxtaan wi dañ koy tàmbalee sëñ bi Guèye ak lii ñeel wàllum redécoupage bi nga xamante ni amal nañ ko ñu daal di signé décret bi 28 mai bi ñu génn jamono ji ñu daal di dogati yenn gox yu bëri yi nekk ci Ndakaaru moom lañ gën a laal ban jàngat nga am ci loolu. Seydi Assane maa ngi lay nuyu baax maa ngi lay remercier bu baax tam ci invitation bi encore di wax ni nekk loo xam ni daf ñoo bett. parce que ku xam Macky Sall wala ku ko jéem a xam parce que dafa nekk nit koo xam dafa lëndëm mais nag xam nañ fi mu jëm moom li ko intéressé mooy nguur mooy toog moom ak njabootam ak dynastie am ay xaritam ak yooyu toog bañ fi jóge rek donc découpage bii ñu def nii mooy découpage bi. découpage bii ñu def nii bi mu def nii mooy naa jéem a toog naa jéem a jagat-jagatee mbir yi ba kenn du ci am loo xam dina mu mën a sonal fii Dakar donc li mu def mooy fexe ba les populations de Dakar. daa di nekk ci mbir moo xam ne duñ ci gis seen bopp maanaam day na ko li wolof naan jagatee daggatee mbir yi jël yi nga xam ne moo ko moom mooy localité yi nga xam ne amoon na ci problème pour maintenant mën ci teg ay nitam moom li ko intéressé mooy daal di indi kii département yi indi ay nitam teg fa daal di simplifier maintenant sa conquête de Dakar. léegi loolu lañ ci jàng ci moment bi. jël nga mbir mi yóbbu ko ci wàllum politique mais est-ce que fii mënuñ jàpp li nga xamante ni jëwriñ ji ñëw la ñu wax muy Omar Gueye waaye it jëwriñ gi ñu dénk kaaraange bi réew mi Antoine Félix Diome ñi dañuy dem corriger defaraat li nga xamante ni moom mu baaxul woon ci découpage yi. xam nga bu fekkee ni da ngay corriger wala ngay defaraat da ngay fekk nga sérieux ci li nga nekk ba pare parce que état dañoo xam ne dafa am ay démembrement mu am ay préfet am ay sous-préfet. am renseignement généraux am ñu la fi nekkal boo bëggee xam population yi lu ñu nekk lu ñuy dundee ci lan la ñu nekk ñooñu ngay laaj yow soxlawul nga naan da ngay daggatee ay zone ñun xam nañ la nga xam ne moo nekk ca ginnaaw mooy tegi nitam xool fa nga xam ne xaw na fa feebal parce que dafa yore nag armée yore état yore renseignement généraux pour vous dire que bu fekkee rek dëgg rek la bëgg a xam moom xam na ne actuellement nii ci localité yooyu amatu fa lam fa amoon ay temps bu fekkoon amoon na ko fekk donc Macky Sall daal mi ngi noonu ñun xam nañ la mu bëgg ak fa mu bëgg jëm. fii mën nañu wax est-ce que politique bi ngeen di ramener lépp loo xamante ne nguur gi teg na ko foofu bu fekkee wàllum politique la sax xanaa du doon li gën ci moom ndaxte ñi nga xamante ne ñoom ñooy xeex jamono ji ci découpage bi ñoom ñëpp si nguur gi lañ bokk. waaw mais xam nga ñoom seen bopp sax dañoo jubawul. yow dégg nga Kaffrine la fa xew. dégg nga Dakar la fa xew. dégg nga Louga la fa xew. ñoom seen bopp seen coalition boobu ña ngay tamante lu ne. ña ngay waxante lu ne. donc li nga xam ne moo fi am. actuellement ni Macky Sall ci boppam amatul confiance ci ñi nga xam ne ñoom la nekk ci biir coalition boobu mu nekk moo tax li ma la wax du fi deñ li ñu bëgg mooy nan la ñu mën a tuur lëndëm Sénégalais yi tuur lëndëm ñi nga xam moom lañ dëkk foofu pour indi seen nit teg kese du nekk nag par exemple lépp lu bon la mais c'est-à-dire que bu fekkee loolu gis na ni moom à un moment donné que loolu baaxuloon par exemple na localité yi nekkoon na communauté yi nekkoon baaxuloon mais depuis longtemps def na ko pourquoi muy xaar ba à quelques encablures par exemple des élections mu ne da koy def. kon da nga jàpp ni timing élection yi moom moo tax. mais Macky lépp lu mu teg lépp lu mu def élection tax Macky déggoo li mu wax. Sénégal yi dañoo am loo xam ne dañ ko waroon bàyyi xel mooy bu mu ñëwee nii ngeen baal ma ko ci français je vais réduire l'opposition à sa simple expression maanaam boo ko tekkee mooy opposition dootu fi amati xam nga loolu dafa doy waar ça veut dire que kii bëggul la démocratie maanaam ci li ñu nekk ñun mu nekk ci jàmm maanaam nit ñi di wax seen xalaat nit ñi di ko réewante di ko wax ni ko lii ak lii nga war a nekkee baaxul donc ku dem baax loolu ba def loolu xam nga ne du ko baax te bëggul liggéey pour réew mi. ñu jàll wax ci wàllum élection locale yi nga xamante ni dëgmal nañ ko mu jëm ci atum 2022 weeru janvier jamono ji ñu ngi waaj a dem ci élection yooyu juróom-ñaari weer rek ci des waaye yow tey fichier électoral bi daanaka jubóoguñ ci yéen ngeen a waxoon kujje gi nañ ko daal di toggaat ngir dindi yenn kër yi nga xam ne mi ngi ci biir waaye fii ak juróom-ñaari weer loolu amagul est-ce que loolu du njuumte boo xamante ni mën na indiwaat yeneen dàq ci yooyu élection. jërëjëf Assane xam nga ñun. ci sunu parti bi nga xam ne moom la Thierno Alassane Sall dirigé bi Macky Sall wootee pour dialogue social économique et politique nu mu ko tuddee dañ ne du ñu dem te l'avenir nous a donné raison gis nañ li xew après
ca biir dialogue booba lépp lu ñu décidé Macky da ko jël daf ci poosam dam daf lu ko neex wax lu ko neex c'est ce qui s'est passé avec les assises nationales biñ ne ko régime présidentiel bi dañ ko war a xoolaat mu jël ay milliards jël ku mel ni Matar Mbow ñoom ñëpp mu sonal leen même maître Doudou Ndoye woo na ko fi ñëpp ñu war ci waxtaan ci lu bëree bëri mu jël loolu lépp bi ñooñu paree même bu fekkee jot nañ liggéey ñenn ñi dañoo mer ñenn ñi konti mu jël def ci poosam di def li muy def di dérouler Macky dafa am calendrier Macky dafa am nu muy toogee dafa am fu mu jëm mooy moom na toog ba abadan fii ci Sénégal donc lii du loo xam ne ñun dinañu jaaxal dinañu tiital parce que xamoon nañu fu mu jëm donc au niveau de la République des valeurs de par vraiment les bonnes idées de Thierno Alassane Sall notre président vraiment à qui nous souhaitons que les destinées du pays soient entre ses mains moo nañu biñ ci waxtaanee ñun ñëpp ñu tënk ci d'accord parce que nag ci biir République des valeurs dañoo am ay kuréel surtout le cadre bi ñu tuddee le cercle des cadres biñ ci waxtaanee ba tënk ba jubóo duñ fa dem effectivement bi ñu toogee nekkoon booba front de résistance nationale ñu dafay liggéey taxaw am fa taxawaay bu rafet bu baax ci la ñu gis ñenn ñi di roppeeku di dem mooy la wan ni am na ñoo xam dañu yaakaaroon ni ñoo bokk valeur ñoo bokk gis-gis ñoo bokk fa jëm mais loolu nekkul woon ci la ñu yàlla mi nga xam ne dara tawul may ba ñu am benn cadre bu ñu tudd CRD ñu nekk fa ak ay nit ñu baax nit ñu jub nit ñu am valeur intrinsèque morale nit ñoo xam ne am nañ lu ñuy bañ am na lu ñuy jomb ci ñooñ la ñu nekkal te xam nañ ci coalition boobu nekk incha allah rabbi neexee yàlla fa ñu jëm yàlla dinañ ci jàppale ñu am ca ndam. ci wàllum fichier boobu seen kuréel googu sax am na ay mbir yu mu si wax waaye ku mel ne MDD am na ay mbir yu mu si wax waa société civile bi nee nañ ñëw indi ay coppite ñu nekk fii ak lu tollook juróom ñaari weer si élection yi maa ngi koy wax sànq daanaka weer moo ñu dese bu fekkee bëgg nañ dindi coppite yooyu mu daal di am ci mbir mi est-ce que jàpp ngeen ni li ngeen bëgg muy seen juróom-ñaari poñ yooyu mën na nekk. waaw mooy poñ yi ma waxoon ci France c'est-à-dire que poñ yi wala da nga bëggaan ma ñëw ci. poñ yooyu d'accord c'est-à-dire poñ yooyu war na mën a ne. si juróom-ñaari si benn weer. bu jéemee c'est-à-dire que rien n'est difficile maanaam lépp loo xam ne nit ki dana ci dem ànd ceeg jom ànd ceeg bëgg-bëgg ànd ceeg volonté mën na nekk. ndax ci biir juróom benn weer yi juróom-ñaari war nañ ci mën a waxtaan war nañ ci mën a juboo mais Macky du ko def ñun xam nañ kuy Macky Sall ku ndob mbay sam boo gisee lu ñuul doo fa taxaw yooyu du ci taxaw du ci dem donc nag ñun dinañu taxaw tam danañu xool lu ñu bëgg te dañuy jàmmaloog moom moo tax ñu ngi ci coalition ba pare ubbeeku nag ndobin loolu ngay wax tënk ngeen ko si juróom-ñaari poñ ngeen wax ni moom moo tax fichier bi li si am baaxul ñu lim si ñett wala ñeent. waaw li bi nga xam ni vraiment amal nañu solo mooy liberté bi nga xam ni DGE mooy kuréel bi nga xam ni moo tënk élection yi ci biir ministère de l'intérieur daal di am autonomie maanaam daal di am liberté indépendance boo xam ni ministre bi nga xam ni ci la ñuy wax mooy hiérarchie maanaam moo ko féete kaw du ko waxati lenn loo xam ne war na ko def ci li nga xam ne moom la war a séq ak parti politique yi ak formation politique yi boobu ñun soxla nañu bu sañoon mu am mu daal di koy dindi ci biir ministère boobu mooy bànqaas boobu direction générale des élections beneen bi mooy carte électeurs yi lillahi wa rasuli na ko jël mu jox ko ñi nga xam ni ñoo ko moom ak ñi nga xam ni tamit war nañoo voter d'ici 2024 ñu génn seen i carte ñu jox leen ndax gis nga liñ fi gisoon ci campagne bële passé da ngay gis ñu dem ñoo xam dañuy dem daaf au niveau du ministère de l'intérieur teg seen i 4x4 jël seen i carte yu bëri yóbbu alors que boo demee Pikine Guédiawaye Thiès Sénégal partout nit ñaa ngi xaal seen i carte parce que xam nañu ñooñu di ko xaal du ñoo xam ni dañoo favorable pour ñu wooteel leen ñoom donc mbir yooyu la ñu war a xool ni war nañ ko xoolaat bu baax maanaam wët benn fichier boo xam ne ou bien benn site information boo xam ne képp koo xam ne jotoo sa carte li lay war a sol ñu jox la ko te mu Macky ñëwaat ci calme xam ni Sénégalais la Sénégal la juddoo et il est bien né après les indépendances beneen bi mooy respecter calendrier électoral yi parce que benn nit kese mënul ni man calendrier électoral ci sama volonté maanaam ci sama xel lay jóge lu ma neex laa koy defee fu ma neex laay tege ni fi la ñuy defee local fi la ñuy defee présidentiel boo demee dans les grandes démocraties sur 1000 ans dafa nekk ay critères yoo xam ne ils sont inamovibles kenn du leen laal
mais pourquoi ñun Sénégal gi am ñu jub ñoo xam ne ñi ngi fi ñu mën a liggéey ñu baax ñoo xam ni liggéey rek lañ nekk lu tax duñu leen jël jox leen mbiri ñu liggéey du tax du ñu jël ñi nga xam dañoo xarañ soxla liggéey soxla lu set soxla lu baax ñu jox leen mbiri ni leen kaay leen ñu defar lii tënk teg le calendrier bi leer nañu mais Macky du ko def parce que moom wax naa ko léegi xam nga bag ba gars yi dañ ni c'est un épicier mais kii c'est un farinier moom ci farine lay liggéey lu mu mën a jël nit ki sotti ko farine jaxase ko ba du gis loolu kese ci la nekk ci loolu lay def. mais est-ce que mbir yi gënul yomb ngeen dem élection ak fichier bi fi nekk ndaxte bu fekkee bëgg ngeen coppite yooyu am faaw ñu Dakar élection yi te buñ ko Dakartee ci wala jug. waaw mais moom laay wax léegi c'est-à-dire que est-ce que mën na nekk parce que Macky on n'a plus maintenant confiance à lui on ne lui permettra plus ou bien ñu jox ko ay raisons pour mu poussaat élection yi. duñu ko accepter donc dem élection ak fichier bi moo fi nekk. ah dinañu dem dinañu xeex lu ñu mën nag danañ ko wax. lu ñu mën danañ ko wax danañ ko def mais je sais que ce sera très difficile et transparence moom vraiment maanaam lu leer naññ ci fichier bi daal des na bien que nag indi woon nañ fi benn cabinet d'audit ñu xool affaire yi càmbar même cabinet boobu ba mu audité ba pare yi mu wax tamit mooy li nga xam ne moom la ñu wax rek parrainage bi tamit nañ ko teg ci suuf parce que nit dooni man damay dem élection damay choisir ñi nga xam ne ñoom laay demal élection ñun ma wax la benn affaire à la République des valeurs nous avions presque 8000 et quelques parrainages mais Macky Sall boobu amoon na calendrier moom la biñ naan double bouton génn na wax na ko fi mooy ñi nga xam ne ñoo war a dem moom la Ablaye Wade bi nga xam ne bi mu ñëwee ni xotti leen carte yi parce que lii am ci élection yi c'est à tel pourcentage loolu lépp dañ ko gis donc moom xamoon ne lii am ñun ñëpp xamoon nañu actuellement que kii bu ñu demee élection la mu war a def rek la def te booba nag am na ñoo xam ne dañ ko jàppoon ñoo xamuñu ndax mburu lañu xamuñu ndax soow lañu mais ñooñu daal ñoom leeroon nañ mbiri parce que nee nañu depuis ñu ngi doon gis ak Macky di waxtaan ak Macky. ñu des ci élection yi ak sa diwaan muy Thiès diwaan boo xamante ni yaakaar nañ nar na tàng loolu ci élection yi ñu dëgmal ndax yaa ngi tudd mburu léegi Idrissa Seck mi ngi ci gox boobu Thierno Alassane Sall mi ngi foofu docteur Babacar Diop fa la nekk Habib Niang mën nañ citer le juge Dème muy mbir ñoo xamante ni ci langue politique yi bokk nañ ci ñu ci am dayu loolu naka ngeen nar a demee foofu ndaxte yaakaar naa ni gagné Thiès yaakaar naa am nga doole Sénégal. voilà c'est-à-dire que nag Thiès presque c'est acquis. gis nga du ma ko wax pour yëkkati sunu doole. acquis pour la République des valeurs. acquis pour la République des valeurs et les partis et les formations politiques ñi nga xam ne ñoom incha allah la ñuy àndal. parce que wax naa la ko léegi nee naa la ñun ñu ngi ci CRD. CRD boobu nag dañoo nekk un cadre boo xam ne dañoo ubbeeku. Thierno Alassane Sall wax na ko ci télé bi passé démb rek barki démb yëpp ñun ubbeeku nañu formation boo xam ne bokkoo ci APR. jegewoo APR dooy gisanteeg Macky Sall parce que gis nañ fi lu ne ñoo xam ne dañ naan yéen fii moo baax lii yéen a jub yéen a baax yéen a am li ñu xëy le lendemain wala lañ fa wax lu ne ñu xëy le lendemain dem jébbal ko Macky Sall bu fekkee daal gis nañu des gens ay nit ñoo xam ne mel nañ nit ñum am ay valeurs yu baax ay valeurs yu jub bëgg réew mi xam foo xam ni fa la ñuy teg suñu tànk ñoom ñëpp la ñu àndal te actuellement ñi ngi ci CRD ña fa nekk ñu ngi partout am nañu ay représentation ci biir réew mi à Thiès googu ngay wax nag ñooñu ngay wax am na ñoo xam ne incha allah rabbi bu neexee yàlla ñu ngi ci ay pourparlers pour liggéey ak ñoom mais ñi nga xam ne nag moom nga tudd ñoo xam ne du ñu mburu tubaab du ñu mburu tappalapa du ñu mburu mu fanaan kenn xamul ban matière lañ leen defale ñooñu àla yow mi du ñu mës a ànd ak ñoom donc ñun daal Thiès actuellement le terrain est balisé liggéey nañ fa liggéey bu jaar yoon boo jëlee est am nañ fa ñu fa taxaw macha allah des femmes et des hommes de valeur nga jël ouest ma nga xam ne falaa nekk nit ñaa nga fay liggéey bu baax nit ñi actuellement bëgg nañu te xam nañu fi nga xam ni fa la Thierno Alassane Sall jëmale Sénégal parce que koo xam ni danga ni man ba ma nekkee ARTP Sénégal yépp gis ko ñu jox la salaire u 15 millions nga ni mais Macky Sall mii ça va pas du tout 15 millions pour un directeur c'est quoi ça li mooy lan li baaxul di li ñu waxante woon lii na ko dindi ñu wàññi ko ba 5 millions directeurs yu bëri ci lañ ko mere fa lañ jógee après wàññi salaire yi ñaari oto 4x4 ñu ne ko benn pour yow la benn pour sa jabar ak say doom mun leen waaye yéen xanaa da ngeen a dof man sama jabar dafa liggéey fi may liggéey samay doom tax ñu leen di wëtal ay 4x4 di leen ko jox ñoom nañ dem toogi ne leen man 4x4 bi amoon naa sax man 4x4 delloo 4x4 yi 3000 litres
mu ne leen mais man essence carburant 3000 litres yi lan laa koy dee en un mois fu ma koy jeexale donc ci la commencé gis ni effectivement gars yi lañ daan wax ci campagne bi gis ñu ko donc ku mel noonu buñ ko amee Thiès am ñoo xam ne ñoo ànd ak moom Thiès man je sais que Thiès waay ay nit lañu te dañu am histoire politique et que Thiès waay ay bañkat lañu xaw ma ndax vous vous rappelez ba fa un président jaaree ba gars yi xaw ko sañ xaw ko jaxase mu ñëw Dakar ni une jeunesse malsaine moo nekk Thiès yaa ko màtti donc ñun ay bañkat lañu te jeune dinañ ca dam ba mu jeex ñëpp ñoo xam ne mandaté nañ leen wala ñu def leen ay ministre ñu yaakaar ne bu ñu ñëwee danañu xëpp lañ leen di jox ci alal ñi ngi tooñ seen bopp ñi ngi tooñ askan wi te incha allah ëllëg bu ñu dee danañ ko layoo parce que alalu mbooloo kenn du ko jël te Thiès ñun du yaakaar ni alal mooy tax nit ñi voté alal Thiès la la voté la mooy conviction bëgg réew mi te xam nañ nit ñi taxaw nañ fa te bëgg nañ Thiès. jamono ji est-ce que piège u élection 2014 wala élection législative yu mujj yi du leen dalaat ñu doon xaar ku jéggi daal di nekk ci benn coalition bu am doole ngir mën a jaanook ñi nga xamante ñoom ñooy nguur gi ñu daal di tas-taser ndax ñi ko waral ku si nekk da nga bëggoon ni man maa jiite bëgg a jiite boobu est-ce que du leen dalaat ci élection yi ngeen jëm. non du ñu dalaat parce que gis nga cadre bi nga xam ne ci la ñu nekk bon ñi ci nekk ñu baax la ñu yow xam nga leen ñi ci nekk ñu jub lañu ñu wane ñoo xam ne ñu wane seen bëgg-bëgg ñu wane seen cofeel ci réew mi ñooñu depuis 2003 on est ensemble. mais choc des ambitions mën na si am. waaw mais gis nga choc boobu nag fekkoon day am wala mu xaw a wane boppam tuuti yëg nañ ko bu yàgg parce que Thierno ñam fa nekkal ci leader yooyu ñoom ñëpp dañ ko jox dayoo mu jox leen dayoo ñu xamante bëggante pour jàmmi Sénégal parce que ñooñu mënuñoo dugal ci Thierno ci loo xam ne du jàmmi Sénégal du bëgg-bëgg Sénégal et je sais que ñaan nañ ko yàlla nag ay nit lañu mais ñooñu nekk nañ ñoo xam ni bëgg nañu réew mi à tel point que xalaatuma ne ëllëg dinañ dem naan dañuy am ay choc ambition yoo xam ne pour tel fief ou bien tel autre fief ñun ku ñëw jub ñu gis ni gox bii na nga fa taxawee baax na nit ñi bëgg nañ la et am nga chance pour nekk fa conseil wala nekk fa maire incha allah bu fekkee bokkoo ci attelage présidentiel bokkoo ci APR laaloo ci mburoog soo wala tappala ko bu kenn xamul foo bu jógee boobu boo ñëwee dinañ ànd ak yow danañ la jàppale parce que jàppale la mooy jàppale suñu bopp parce que li ñu bëgg mooy le confort et le bien-être des Thiessois et des Sénégalais en général. ñu des ci élection boobu yaatal ko ak li nga xamante ne moom mooy li ci bees ren muy ñi nga xamante ne ñoom ñooy fal ki ñuy fal dañ koy xam maanaam day mel ne comme élection présidentielle suffrage direct lay doon jàngat bi nga am si mbir boobu. mais loolu dañ koy rafetlu ndax yàlla au moins nit ñi xam ni kii bu ma voté fii kii mooy nekk maire bi. bu ko defee kooku dana jóg ci boppam depuis teg ay acte wane au moins cofeel ni man gox bi fi laa nekk gox bi dinaa fi def loo xam ni ku ci nekk ku ne da nga gis ni man mi de sama mbëggeel fës na ñu daal di may jël jiital ma parce que li fi amoon c'était du parachutage koo xam ni kenn xamul foo jógee ak foo nekkee ñu jékki-jékki rek ñooñu coalition bi wala parti boobu gagné foofu ñu jël benn nit teg moo am Thiès ci lu bëree bëri même man fa ma nekk Thiès ouest boobu moo fa am dañuy jël nit ñoo xam ne kenn xamu leen ñooñu ñëw nekk maire moo tax foncier bi gis nga li fi xew maire yu bëree bëri bokk na am naa nag jox naa leen respect mais maire yu bëree bëri bu ñu leen audité ñu ci bëri kaso la ñuy fanaani jël suuf si di daggate jël suufu jàmbur terrain jàmbur di ko exproprier di ko jox keneen maanaam ñoo xam ne am nañu alal alors que yow suuf boo demee ba di ko exproprier jox ko koo xam ne dafa bëgg dëkk dana fa def au moins benn wala ñaar ndik seng daa dëkk mais da nga koy jël di ko jox ñoo xam ne dañ koy tabax di ko louer moo am fu ne xam nga problème foncier bi yow duma la ko jàngal la Assane donc je pense que vraiment c'est quelque chose à saluer mu nekk suffrage direct boo xam ne maire bi danañ xam ne diw la te bu boobaa nag léppay leer classe bi dina leer. est-ce que du gën a mettil affaire yi ndaxte loolu pour nga dem day mel ne président maanaam faaw nga am dayoo bu mat sëkk ci réew mi nga nekk ci gox bi nga nekk am it code de popularité daal di saafonteeg askan woowu bañ xam la ngir nga mën a dem la nga am woon ci liste yi ni ñu ko daan defee est-ce que gënul woon yomb si yéen. Thierno Alassane Sall ndeysaan que je salue au passage pour wane ni nit la koo xam ne dimension dafa weesu man des fois damay toog di gars yi ni ma kii est-ce que bëgg na boppam ma leen la mais kii mais moom loo wax mu ni Sénégal ma ne ko mais nit la comme ñëpp et puis jullit la dafa bëgg boppam il croit en Dieu boo croyez en Dieu rek da ngay bëgg sa bopp parce que boo bëggee sa bopp rek li nga yéene sa bopp moom ngay yéene ñëpp Thierno nee nañu képp koo xam ne da ngay déclarer sa candidature na nekk en conformité avec critères yi ñu teg ci CRD bi pour dire que nit koo xam ne dafa am kàddu nit koo xam ne kàddu du tudd mukk lu jëm ci élection locale te tuddul CRD bu ñu gisee ni yow Assane ci gox bii yaa fa gën a taxaw nit ñi bëgg nañ la fës nga fa
te nga nekk ci biir coalition CRD bi wala coalition bu mën a ñëw épouser suñuy valeur mais dañ lay jàppale nga dem parce que xam nañ li ñu yéene ci gox bi yéene boobu nga am mais choc des ambitions yaakaaruñu mu am fa moom xam naa moom nga bëgg a indiwaat rek mais du fa am parce que ñun ki ñi àndal mooy ñi nga xam ni testé nañ leen Sénégal yi testé nañ leen xam nañ leen dañu am ligne de conduite du ñi nga xam ne dañuy jaar fii tey suba ñu jaar fële tey ñu reeree palais ginnaaw suba ñu doon reeree primature duñu ko def te je sais que ñi ñu àndal ñoom it ay gor lañu. ñu changé sujet wax si tournée économique bi nga xamante ni njiitu réew mi Macky Sall def na ko fan yi yëpp ñuy nemmeeku ni inauguré na ay hôpitaux yoo xamante ni de dernière génération plateau technique yoo xamante ni kawe na loolu jàngat ban ngay am ci mbir yooyu. Assane maa ngi lay remercier encore ci question bi mais est-ce que dugg ngeen ci biir structure yooyu. maanaam on a vu les images. waaw mais est-ce que machine yaa nga fa di dox normal est-ce que machine yi testé nañ leen xam nga lii muy wane mooy su maanaam jël dóom jël suuf jël poussière. njiitu réew mi nag yabee wu ñu théâtre loolu quand même. waaw mais Assane yow am nga ci benn exemple leer fii ci terre bi. terre baa ngi nii inauguré na ko ni dina daw gars yi jël ko woo Sénégalais yi woo organe woo leen yéen ñëpp yéen ñoo filmé mu toog ci kanam ñu jël un rafi boo xam ni pour monter nit ñi sol nit ñi journée boobu ana terre bi boo fa demee nii ay charlatan ñoo fa nekk ay SDF ñoo fa nekk ay fowukaay fa nekk des fois nga dégg sax ñu ni sàcc nañ ci ay fil yu kenn xamul comme ça électricité bi kenn xamul yow da ngay di nga romb terre bi wala nga romb autre bi gis la fa nekk dara doxu fa donc moom da koo inauguré woon teg qu'est-ce qui se passe ba pare joxe date ni dina daw tel date loolu c'était en 2018 wala 2019 ana li xaw gisoo dara koo xam ne dañuy BRT lay indi pour désenclaver Dakar et là aussi ma ñëw ci mais Dakar pourquoi désenclaver Dakar alors que yi mën a nekk Dakar mën a nekk ci région yi pourquoi tout à Dakar. non pour bañ tout à Dakar boobu moo waral hôpital bu Kaffrine hôpital bu Amath Dansokho bi nekk Kédougou li xew Tambacounda si mbir moomu la politique boobu la. mais yow bala ngay bay sa wewu tànk waxoon naa ko léegi hôpital Dantec bii machine radiothérapie yi anañu les dialysés là presque chaque jour ñeent fukki nit ay dee wala lu ko ëpp manque kit de dialyse amuñu lu ñu dundee amuñu lu ñu fajoo nga jël par exemple les malades du cancer ñooñu fan lañ leen defee rajo bi fu ñuy fajoo ngay jël par exemple ay malades yoo xam dañ leen jox rendez-vous 1 mois xam nañ ci biir 1 mois docteur bi ci boppam xam nañ ci biir 1 mois boobu kooku dootul ñëwaat mais demal Fatick am na hôpital boo xam ne toogoon na à l'arrêt kon su yàgg mais demal Fatick nga dem boo deful nag dañ naan la demal Kaolack nga defi rajo Fatick boobu nga xam ne fa la cosaano fi mu wax ni fa la cosaano parce que benn jour dégg naa ci télé benn nit wax ni à un moment donné président bi Ablaye Wade moo ko booleeg nit ni ko demal nga xooli sa dëkkuwaay demal nga xooli say mbokk dafa naa ci biir Fuuta la mu ànd ak Sada Ndiaye xaw ma kan ñu dem yóbbu ko donc kooku ku xamul sa dëkk xamoo foo jógee nga ni Fatick nga cosaanoo te Fatick googu yow la nga fa war a def des na man je ne pense pas que yow da ngay inaugurer ay hôpitaux lii du inauguration lii du tournée économique lii pré-campagne la ñun gis nañ lépp Macky à chaque fois que élection yi commencé wala élection yi nekk à quelques 6 mois 5 mois nga gis ko mu jóg ci li ci gën a bon nag l'argent du contribuable xaalisu réew mi xaalis yi nga xam ne moom la direction yi ministère yi lépp war a doxee moom lay jël di ko investir di ko def en carburant di ko def ci hôtel yi gars yi di ànd ak chauffeurs yi di ànd ak ñoo xam ne bëgguma leen tudd fii ci télé bi ñooy dem d'hôtel en hôtel wut ànd ak ay 8 4 di wër di tambambalu di fo parce que gis nañ fii les conseils de ministres décentralisés ak des promesses à ne pas finir. nee na promesses yooyu la doon valider nii. la doon valider alors lu fa am boo jëlee par exemple sur 5 promesses est-ce que 2 ont été tenues je ne pense pas. Koumpentoum gii li ñuy laaj loo xam ne moo gën a élémentaire ci nit muy doomu nit li gën a élémentaire ci doomu nit mooy ndox ñun ndox la ñu bëgg loolu gàcce la ñaata at nga nekk yow Sénégal gi nga dem Koumpentoum dem fenn ñaan la ñun ndox la ñu bëgg nga dem feneen ak feneen am na foo xam dégg naa ay xeer ko fa fekk. gars yi dañuy nëbb image yi donc Assane nañu nekk nit ñu jub nañu jàng jub te dëgg ci jub te taxaw ci jub looloo am solo bu ko defee booy liggéey
nelaw bu la neexee boo tëddee nelaw boo demee si kër nelaw boo xoolee say jabar la xool say doom wala xool sa jëkkër soo tëddee nelaw loolu lu jub mais lii muy def nii kenn xamul lan la ñu ngi jógee ci période Covid bi période bu difficile ngay jël alal di ko paraxe parce que li yàq la. imagine gis est-ce que tiitalul la ku jégi jàppoon ne jamono ji ñoom ñoo yor doole gi gannaaw manifestation yi mois de mars mu wan leen ni daanaka doole gi maa ko yor léegi ndax niñ ko teeroo tatagal ko bëri na lool. mais Assane xam nga buñ ne tubaab da ne le tigre n'a pas besoin de clamer sa tigritude maanaam de clamer sa puissance sa magnificence sa force et sa violence dans l'attaque. tigre gaynde du taxaw naan man gaynde laa gaynde gu bukki jël sonal la rek xamal ne yow sa gaynde des na parce que bu fekkoon moom ma nga fa ba léegi jarul muy dem parce que day testé day xool yow tam gis nga ni deree lay 8844 yooyu njaga njaay yeeg bus yeeg yooyu duñu ko wane. am na yu ñuy jënd ak gars yuy jël ak ñoo xam ne peut-être yow yaakaar naa ne melo noonu ñoo ñuy jël ñuy couvrir mbir yi couvrir événement yi mais duñu mës a wane njaga njaay ak nit ñuy jëlee ndox 2500 ki 1000 francs yooyu parce que am na ñoo xam ne duñu lekk ba suur duñu naan ba pandi surtout ñi nga xam dañu manqué ndox buñu leen joxee 2500 ñi la ñëwal taxaw fii mais am na ñoo xam ni dañuy dem parce que dañoo sonn dañoo fatigué dëkk bi insécurité bi dafa bëri de actuellement ni guddi Dakar gii nga nekk yow am na yenn zone yoo xam ne dafa doxantu na ci wax na wax ci faju bi dernièrement à Thiès ndeysaan góor gu baax ci fa ma dëkk dafa demoon ci benn chantier di xoolal rakk ju góor yi chantier bi état bi fu mu nekk jékki-jékki rek daal di daanu bi mu daanoo dañoo woote benn hôpital bi ni gars yi ñun actuellement ambulance bi ñu yoree dafa paan gasoil ñu ne leen lu ñu ci def ñu ne bu fekkee daal mën ngeen après ñu xool ci koñ bi pas hôpital bi ci koñ bi boo yu mën a dawal ñu woote waat beneen structure boobu ni ñoom effectivement am nañ ambulance mais chauffeur bi la ñu gisul encore xam nga yooyu finalement le vieux a rendu l'âme dafa décédé. mais loolu responsabilité président la wala responsabilité ñi diriger structure yooyu. moo lay wan ni la gis nga réew moo tax gis nga di xëcc di jël réew dafa doy war parce que ñoom ñëpp xam nañ yàlla am na et que bésu dund. après bésu dee ak bésu tam wuyu répondre moo ci am. gis nga bu fekkee yow sa politique bi ngay wax ni jaar na yoon. te yow da nga waat ni boo jógee yore réew mi da nga faj ku feebar da nga jàngal xale yi da nga former nit ñi da nga leen teg ci condition yu baax ñuy dund gu baax di lekk bu baax dina baax loolu moo ko wax. loolu dafa nekk loo xam ne da koo waat dafa ko amul. ñu jeexal ak avion wu yees bi nga xamante ni jënd nañ ko jamono ji muy yaa ngi tudd daal sànq insécurité muy ngir bañ insécurité moom njiitu réew mi ndaxte dañ ko war a teg si condition sécurité yu am ndayo moo tax ñu jënd ko si seen i wax 57 milliards ak lu topp buñ sukkandikoo si jëwriñ gi ñu dénk wàllu koom-koom gi ban naka nga gisee avion boobu. jërëjëf encore jërëjëf ci question bi Assane c'est-à-dire que mbirum avion bi tamit xam nga sénégalais yi man je sais que nit ñi xam nañ li xew. sunu président Thierno Alassane Sall mi nga xam ne ci aviation maanaam boo jëlee 8 experts yi wala 9 experts mondiaux mi ngi ci biir expliqué na lépp te li nga xam ne moo gën a terraté da nga xam ne sénégalais yi mën nañ ko comprendre mooy mbirum avion boobu du woon priorité bi mi ngi ci li ma la wax priorité bi mooy Dakar gi nga xam ne dañ ko gas. sécurité président nag priorité la. mais dama ne la priorité boobu du ci avion yi parce que avion mi ngi daw. on nous a servi que avion bi en benn jour président mës na dem fenn ñu taal ko tàkkul ay wax la lu mel ni sécurité en aviation avion bu fekkee baaxul benn pays du d'accord muy surplomber son espace aérien avion boo fekkee baaxul jël nañ ko teg suuf bu yàgg mais avion boo xam da nga doon en 2019 dañ koy maintenance dañ koy defar dañ koy entretenir parce que avion nag mën na am longévité ba 40 ans avion pièce am du ay taf yëngal avion da ngay jël pièce bi génn teg na la te actuellement jumtukaay yu bees yi avion buy daw des fois am na ay jumtukaay yoo xam ne yow fa nga toog dëkk ba nga xam ni ñoom ñoo prendre en charge par exemple gestion avion bi buy daw danañ xam ni pièce bi am na problème incha allah bu ñëwee bu wàccee dañ koy changer teg avion mën na daw nu ko neexee ci bu fekkee sérieux bi mi ngi ci biir gestion bi bëgg-bëgg bi tamit yore ko mi ngi ci gestion bi parce que nag ñun dañoo yore benn président boo xam ne moom gis ma tam bëgg na ko xam nga président buñ la ko sasee waroo am bon point
président waroo rëy trop waroo am lex yu wàcc waroo am yooyu président da ngay xool Paul Kagame da ngay xool nit ñi da ngay xool Barack Obama ba mu jëlee président fi la commencé jeex bi jaaw fatigué sonn dafa nekk sacerdoce dafa nekk loo xam ne dafa dis ci nit mais président africain yi ngay gis kuñ fi teg même le petit ministre le petit directeur koo ci gis dernièrement à Thiès am nañ quelqu'un boo xam ne il n'a jamais travaillé de sa vie bi ñu ko defee ministre regardez-le sama doom dañu waa mais père kii kan la man ko kii de mooy diw ak ñooñu la donc pour vous dire que ñooñu ak nañu mel rek seen corpulence wane nañu ni ñoom dañoo bëgg wanewu parce que avion bi des présidents français wala président européen ñoom yaakaar xalaatu na ñuy dawal ko avion booy xool daf naa moom moo ko fi yore fii ci Afrique de l'Ouest damal Maroc damal feneen yooyu loolu donc xam nga ni lii c'est du yabeel la bu kii bëggul Sénégal xamul fu mu yóbbu Sénégal maa lay def. ñu lay jaajëfal bu baax Mbaye Gueye professeur Mbaye Gueye bu cadre des cellules bu République des valeurs boo Thierno Alassane Sall ñu lay jaajëfal si teewlu bi waxtu bi moom moo ñu dab di jaajëfal mbokk yi ci teewlu bi ci Walf TV bàyyi leen ak suñu programme sant Modou Fall mi nekkoon ci régie bi ak Babacar Lo ak Kéba ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon nekk ci caméra bi. merci beaucoup Assane ñu ngi lay gërëm di la sant. di sant borom télé bi di sant borom rajo bi di remercier téléspectateurs yu Walf yëpp jërëjëf. jaa ngi jëf jërëjëf.